bu tiitaange amee rek askan wi jox leen une leçon. Assainir l'espace politique. nan nga yaakaar ni peut-être war nañ ko cee mën a amal parce que il faut également ko assainissement boobu am espace politique bi noo gisee ne peut-être tey war nañ ko mën a doxalee. assainir espace politique bi nit ñi séentu man de séentu naa ko mais yaakaaruma ko waaw bu fekkee damay wax dëgg rek séentu naa ko parce que dafay baax ci réew mi c'est-à-dire ñu méngale ni nit ñi doxalee buñ leen laajee seen kaddu ak jëfinu ak doxinu ñi leen koy laaj mais man loolu yaakaar naa ne lu baax la war a mën a doon mais yaakaaruma ko ci réew mi parce que gëm naa ne li ñu mën a tuddee classe politique dañoo déggoo ci di lijjanti seen diggante ci match boo xam ne du jeex mukk de temps en temps ñu jox peuple bi arbitre ci sifflet pour mu arbitrer leen ñu delluwaat ci lañ nekkoon parce que nag boo gisee ni ñu doxale ñi nekkoon daaw dañuy teqalikoo jubóowaat gannaaw bu déwénee teqalikoo tasewaat fële ñoomu nee na wër-wër loola am na ci nag ay exception parce que nag faut pas aussi que nag ñu toog rek naan politiciens yi ñoom ñëpp a yem ñoom ñëpp yemuñu mais fii ak nit ki jàng école munta jàng mu sàkk métier ma doxul mu dem bitim réew doxul mu dellu si dugg ci politique mu dox fii ak loolu ngi dox ci réew mi fii ak loolu ngi dox ci réew mi classe politique bi kenn du ko assainir parce que dafay nekk dernière balle politique du métier or réew mi ñi ko def métier dañoo bari ñoom ci seen biir nag man gëm naa ne saaga yi ñuy saagante xuloo yu ñuy xuloonteegi werante yu ñuy xuloo du tee léeg-léeg ñu daje pour mën a juboo pour mën a sauvegarder loolu man dialogue bii ñu dugal man gëm naa ne dialogue lu baax la ci réew parce que aada la fi d'abord ñii inventé wuñ ko aada la fi réew mi dañuy wax suñ wax ba pare tànn ci li ñu wax moo tax ñuy wax tànn or dialogue bi bu fekkee ne dañ koy def li ci ëpp pour raggante gannaaw pour ñi defoon dara ñu jàpp leen ñu baleen ñi waroon a jàpp ñu baleen a jàpp ñi mosoon ñu dolli leen ñi mosutoon ñu dugal leen loolu du dialogue te réew mi nag ëpp na loolu dëgg la bu ñu delloo njukkal askan wi ci ni muy taxawee ci buñ ko wooyee di ko laaj seen baat war nañoo seetaat seen doxalin très bien maanaam jiital les valeurs respecter réew mi muy la am solo bay mën a njaay professeur gannaaw bi ma la nuyoo ñi ma bokkal plateau bi ak téléspectateurs yi ñuy seetaan laaj bi ma amoon rek mooy ci dialogue boobu nga xam ne fa nga daanelee foofu laay yëkkatee dialogue bi gis nga am na ay avancées am na ay jéego yu ñu ci def dernièrement mais fi mu toll nii perspective yi pour 2020 fan nga ko xalaatee daal ngir mu dem. man de yaakaar naa ne fii ak mois d'avril du ñàkk lu ñu génnee parce que nag am na situation yu ko gënoon a métti ba ñuy def le code consensus de Kéba Mbaye gënoon naa métti parce que réew mi boobu jànkonte ko ñun jànkonte koon moo gën a tar yii ci crise malgré que nag jafe-jafe ngi fi mais li ma yaakaar moo di résultat dialogue bi li ko war a mën a tax muy dëgëral taxawaayu réew mi mooy une classe politique boo xam ne li Alassane wax léegi dañuy commencer nag sempi il faut trier dans la classe politique tant que man li ma gëm moo di tant que faire la politique est le métier le plus rapide pour s'enrichir dans ce pays tant que def politique moo gën a gaaw ci nëbbal la say ñaaw nëbbal la say jafe-jafe politique bi day dina jaxasoo. am na solo te loolu politiciens yi am nañ intérêt ci def ko parce que buñ ko defut ñi nga xam ne dañoo nekk ci seen biir te li ñuy def ñor leen di dëgg ci ñoom ñu bëgg koo def ngir dimbale askan wi lii wolof yi di wax ñax gu wow day lakk ñax gu tooy ñi dugg ci seen biir te bari lool dañuy tax
ñu ne ñoom ñëpp benn lañu man mosuma gëm ne politiciens yëpp benn lañu. dëgg la duñu benn. am na ci ñoo xam ne li ñu def dëgg la ci ñoom. am na solo. am nañu yéene ci réew mi. mais nag amuñu fitu jàkkaarloog ñin ko séqal. te waruñoo bokk ak ñoom ne man du ma séq ak ñii ndab li. parce que buñ ci àggee man bokk na ci man lu tax man 1993 ma bàyyi politique partisane. alors que bi mu ciy dugg j'avais 18 ans j'étais étudiant. ma bàyyi politique partisane parce que dafa am ñoo xam ne man mënumaa ànd ak sama ngor. ak li ma gëm may ànd ak ñoom di wut. politique mën naa ànd ak valeur moom maanaam. parce que man dama gëm ne lépp loo xam ne valeur bokkatu ci. Sénégalais boo xam ne donn nga li nga war a donn da nga cay maandu. jërëjëf. or politiciens yi daf ci am ñoo xam ne kenn gënu leen ci réew mi ci yéene ci yaakaar ci pas-pas. am ñoo xam ne ñii mooy seen voie de contournement. mooy politique mooy seen voie de contournement mais li may reprocher politiciens yëpp nag moo di man ku ma àndal ñu jëm foo xam ne fii dama faa yaakaar ngërëmal yàlla ak ngërëmal askan te mu wóor ma ne yow mii wuti woo fa la même chose du ñu ànd. wala bu mënta ñàkk a ànd dinaa la dénoncer ba ma ko mënut or politiciens yi koy def nag bariwut dañ ñi bokk dañuy ndëbbante seeni jikko yu bon. très bien ñi bokkul pratiquement di wut a bokk. am na solo ñu koy loolu war nañ ko seet loolu li Assane wax ci assainir la classe politique. moo ci gën a kii mettre les valeurs au devant des choix politiques et des orientations politiques. jërëjëf ñu koy sant di ko gërëm moom professeur Mbaye Thiam ci disponibilité am professeur ñu bàyyi la nga tàggoo ak téléspectateurs yi ñu ngi lay ñaanal atum jàmm atum 2020 mi nga xam ne ëllëg incha allah ñu dugg ci. jërëjëf Chérif ñi ngi sant yàlla jul ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen gërëm di leen sant parce que yii jarta xeeb parce que réew yi xeex dañoo waxtaanut dañoo jàngalewut or université nag professeur Ibrahima Thioub recteur dafay wax ne ak ñi ko jiitu que ñetti mission la ñu am bu njëkk bi mooy jàngale sol nit xam-xam nit bu amul xam-xam du nekk citoyen bu nekkul citoyen du am responsabilité bu amul xam-xam du man sax jaamu yàlla yàlla ko amul xam-xam doo ko jaam ñaareel bi mooy gëstu ba fexe ba ci suñu xeli bopp ci suñu environnement bopp ñu maîtriser réew mii nga xam ne ala kulli haalin mënuñoo changer réew ñetteel bi nag ci lañ nekk moo di le service à la communauté maanaam bu jàngale ci amphithéâtre yi jeexee recherche ci laboratoire yi jeex professeur bu nekk da ngaa war a mën a cof ci sa bopp di ñëw jàkkaarloog askan wi di wax loo xam ne lii du waxi téere bu kenn du dindi mais di wax wax ju baax di wax wax ju rafet pour que nit ñi xam ne lu ñu munta séddoo dañ koy bokk mais dañ koy bokk ci ngor jafe-jafe yi ñu doon wax sur le social damay wax toujours di fàttali ne réew mi alal ju fi nekk ju defar réew mi yëpp léegi nekku fi waaye ne buñ ko séddoo ni ñu ko war a séddoo à chacun selon son mérite à chacun selon ses besoins ku nekk di nga ci gis sa bopp parce que duñu mën a toll nag parce que yàlla sax tollalewul sakkantement gouvernement liñ mënta nangu moo di ñu néew ci réew mi yore niveau de vie ak qualité de vie boo xam ne képp ku bokk ci réew mi mel ne Mbaye Thiam di def ñetti fan ñu ne nga taal sa oto dem Jolof romb Daara Jolof dem ba Mboy naan fekk fa say mbokk fekk leen dans des conditions yoo xam ne yi da ngay dafa lay wóor ne am na ñoo xam ne bu nu wàññi woon li leen di jox te mérité wuñ ko séddoo ko ci réew mi ñii seen condition dina changer loolu dafa jot nag ñu jóg ci di waxante dëgg parce que buñ ko defut dañuy jayante ci suñ biir te Moulay Abdou Aziz Dabakh daf daan wax ne ay nit bu ñu toogee di jayante dëgg la bu ñu wéetee ci jëwante lay mujj jërëjëf jëppante moo cay topp am na solo yàlla bu ñu ko yàlla defal di ñaan réew mi ñu dugg ci at mee ñuy dëgmal ak bismillahi rahmaani rahim lépp luñ ci yaakaar te jiital ci jàmm am na solo te bàyyi wax ju bon ji jërëjëf parce que am na ñoo xam ne ñii réew mi dañoo amut doole jun leen
dóore mais war na leen a dóor am na loo xam ne kenn amul droit di ko wax di ko wax ci rajo di ko wax ci télé di ko wax ci journal di ko wax ci réseau social réew mi réewu teraanga la réewu sutura la jërëjëf bokk ñu delloo ko liñ moom jërëjëf suñu bëggee développé am na solo di leen sant di leen gërëm ci invitation bi leen wax ne ala kulli haalin man diggante Chérif ak Astou Mbène mënumaa rëcc ñun dañ laa sonal waaw su ngeen ma soxlaa rek yow incha allah rahmaan rahmaan sun papa nga ma topp ci sama bopp ñëw sun papa nga leen gërëm di disponible leen sant nekk royukaay également ci réewum Sénégal ñun ñi nga xamante ni sa mbokk lan xam nañ ci dara professeur rawatina waa Jolof am nañ mbégte nga nekk seen fierté moom professeur Mbaye Thiam mi nga xamante ni kon moom lañ doon àndal ci ñaari rubrique yi nga xamante ni moom lañ jiital ci rétrospective bokk ci wàllu société ak wàllu politique soxna Fatou Kiné politique boobu am na ci ñoo xamante ni aussi ak am nañ ci taxawaay bu am solo ci réew mi yàlla def na nag ñu daal di dëddu muy lu tiis a tiis ci langue politique gi ñooñee dëddu rek bokk na ci Ousmane Tanor Dieng jiite woon nag au conseil des collectivités territoriales dëddu tamit àdduna Ousmane Amath Dansokho ba ci nag Jacques Diouf mu mel ni kon langue politique ñàkk nañu mag ñu wéy di leen jooy ci atum 2019 dañu ci ànd ak Mohamed Samb. 2019 nekk at boo xamante ni si bu tiis la ci parti socialiste kilifaam di Ousmane Tanor Dieng ci la faatu yemook bésu 15 juillet 2019 foofee ca France mu nekk faatu goo xamante ni si bett na sénégalais yi loolu Ousmane Tanor Dieng mu ngi gane àdduna le 2 janvier 1947 moom nag bi mu fi jugee sénégalais yi di fësal seen tiis ak seen naqar waaye nag ana kan mooy wutu Ousmane Tanor Dieng ci boppu au conseil des collectivités territoriales loolee nekkul woon lu yomb waaye itamit bari woon na coow loolu ndax bu ñu sukkandikoo ci loi bi ki nga xamante ni si mu war a wutu Ousmane Tanor Dieng ci boppu au conseil des collectivités territoriales dafa war a nekk jangañaaleem di maanaam ki nga xamante ni si moo topp ci moom ci département bu Mbour ñenn ñi jàppoon ni Mamadou Meng la waaye nag ngir ñenn ñu bëri ci Sénégal yéeneeg njiitu réew mi président Macky Sall moo doon ni rek Aminata Mbengue Ndiaye mun a wutu Ousmane Tanor Dieng ci au conseil des collectivités territoriales loolu nag li tax mënul woon yomb moo di njiitu réew mi ci wàllu boppam texte yi nga xamante ni ñooy doxal au conseil bi ñoo ko mayul woon ngir mu jël dogal bi nu mel waaye nag lu ci mënti am rek kii di Aminata Mbengue Ndiaye moo mujjee wuutu kii di Ousmane Tanor Dieng ci bopp au conseil des collectivités territoriales moom Aminata Mbengue Ndiaye nag mujjee jox place am ki nga xamante ni si moo di jënga ñaaleem nekk tamit naataangoom ci PS Aline Badara Ndoye bi nga xamante ni si jamono ci mooy jiite ministère des pêches et de l'économie maritime di saytu lépp loo xamante ni si moo di wàllum napp gi ak i tamit koom gi ci biir géej gi beneen faatu boo xamante ni si bett na Sénégal yëpp moo di génnuk àdduna Amath Dansokho bi nga xamante ni si law na loolu ci réew mi moom mi nekkoon maire bu Kédougou mu ngi génn àdduna le 23 août 2019 bi ñu weesu mu nekkoon nag kilifa gu mag boo xamante ni si ku ràññeeku la ci wàllu politique fii ci Sénégal lu toll ci juróom benn fukki at yoo xamante ni si mu ngi ci langue politique gi Amath Dansokho nekkoon itamit opposant ci nguuru président Léopold Sédar Senghor Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade nekkoon itamit ki daan jiite parti de l'indépendance et du travail bu muy génn àdduna mu ngi am ci lu toll juróom-ñett fukki at ak ñaar gannaaw ba nga xamante ni si yaramam dafa sutante woon lu yàgg Amath Dansokho nekk koo xamante ni si ku ñu ràññee woon la ci dëggoom ci wàllu kàddu waaye itamit dëggu ci wàllu doxalin ak itamit sàmm kóllëre nekk na koo xamante ni si niñ koy duppee ci wàllu tubaab moo di faiseur de roi di maanaam koo xamante ni si ku daan dugal loxoom lu bari la ci faluk nguur waaye itamit njiitu réew boo xamante ni si mos nañ ko fal fi ci Sénégal rek Amath Dansokho dugal na ci loxoom 17 août 2019 nekk bés boo xamante ni si itamit Sénégal duñu ko fàtte ba faw ki nga xamante ni si moo daan jiite FAO di Jacques Diouf ci bés boobu la génn àdduna Jacques Diouf nekk koo xamante ni si ku ñu ràññe woon la ci wàllu politique waaye itamit ci wàllu diplomatie fii ci Sénégal ak biti réew nekkoon na koo xamante ni si bu ñu sukkandikoo ci njiitu réew mi président Macky Sall dundinam amaloon na solo loolu Sénégalais yi waaye itamit nekkoon na ku jege njiitu réew mi moom président Macky Sall fukki at ak juróom-benn yoo xamante ni si mu ngi ko daan jiite FAO waaye itamit président Léopold Sédar Senghor faloon ko fi secrétaire d'État à la recherche scientifique du Sénégal muy saytu lépp lu aju ci wàllu gëstu gi ci jumtukaayu xarale yi Jacques Diouf nekkoon na itamit député ca Saint-Louis lu ko dalee 1983 ba 1984. beneen xët gu bees gu taarix daal di tijjeeku waaye yii la kilifa ñoom fësuñu si muy taarixu 2020 waaye rek ñu di leen di ñaanal suuf sedd seen kaw.
Samb yàlla na yàlla nangu ñaan mbokk yi kon ñuy wee rek li nga xamante ni kon moom mooy soirée rétrospective jëm kon ci li nga xamante ne moom mooy xew-xew yi ginnaaw société ak politique incha allah dinañ ñëw ci santé am fi gan di directrice de la santé di soxna Marie Khemesse Ngom Ndiaye moom nag kon moom mooy directrice de la santé soxna Fatou Kiné Deme su ko defee kon dinañ càmbar rek lépp loo xamante ni actualité la jëm ci wàllu waaw laata loolu sunu beneen naataango daal di ñu fekk si plateau bi di soxna Aïssatou Paye ñu ngi lay nuyu cravate gi jaar na yoon. Chérif tuddee naa la cravate bi maa ngi leen nuyu maa ngi nuyu Fatou Kiné sama naataango yi toog maa ngi nuyu Maymouna Ndiaye du nuyu suñu invité bu am solo bi nga xamante ne moom ngeen indi tey ngir mu càmbar lépp loo xamante ne ci wàllu wér-gi-yaram la maa ngi nuyu samay mbokku téléspectateur di leen naan dal leen ak jàmm. ginnaaw wér-gi-yaram googu dinañ wax également ci wàllu culture incha allah di nga fi teew ndax wàllu aada ak cosaan sa domaine la kon Pape Cheikh Diallo gis nga noonu laataa ñu rek ñëwaat ci li nga xamante ni mooy santé ak yeneen rubrique yi ñu ñëw rek ci li nga xamante ni kon moom nga tënk ci plateau bi nga xamante ni yaa ngi ci studio ba yow it duñ fàtte def sa rétro ndax marqué nga année bi. voilà benn la donc rétro show fàttaliwaat mbokk yi Chérif Dia ne li duuf ci nag bi du xaj ci cin li puisque bëri nañu ay invité fi léegi ay minutes ñu jàll ci beneen ponk boo xamante ni wax nga ko léegi moom la ñu jagleel wàllu wér-gu-yaram puisque dañu ko tasaare ci ay ponk yu bëri ginnaaw société ak politique ñuy waaj a dugg ci wàllu wér-gu-yaram recevoir kilifa gu mag di Marie Khemesse Ngom Ndiaye directrice générale de la santé dinañu ñëwaat ci nga xamante ni marqué nañu fii ci Sénégal ci wàllu wér-gu-yaram sànq bi ngeen di bëgg a jeexal ak professeur jot ngeen développé yu am solo yoo xamante ni di politique nag ren ci at mi ñuy bëgg a génn Chérif baat bi ñu gën a dégg mooy dialogue alors dialogue nag am na ñu ne woon possible na am ñu ne possibleut ma dellu si waat rek ci nganuk Serigne Mountakha ci at mi ñuy bëgg a génn bi mu ñëwee ba dialogue possible daanaka dafa jur mbégte d'ailleurs sax baatu mbégte bokk na ci baat yi nga xamante ni sénégalais yu bëri moom la ñu gënoon di jëfandikoo nga gis ku ci bég la ngay wax rek mooy mbégte mi am na luñ ci def nañu ko déglu doo ko dellu si waat ci plateau bi ngir guddi gi tey ñu jagleel 2019 tuddee ko rétro show. Sénégal baaxoo nañu daanaka at mu jot ay baat yu bees yu ñuy waxtaanee dina génn atum 2019 bi nag baat bi ci gën a fës wala bokk ci gën a fës bokk na ci mbégte mi dem sax ba weesu wax doon rekk loo xamante ni daanaka ab philosophie la mbégte mi ànd ak xalifa bi nga xamante ne moom moo jiite tarixa murit di Serigne Mountakha Mbacké moom nag saa yoo ko gisee daanaka reetaan bi ngay njëkk a gis loolu sax tax ñu tuddee ko borom mbégte moomule dem ba mbégteem mi wasaaroo ci xolu kenn ku nekk ci askan wi ba tax rekk ñëpp di ko waxtaanee rawatina ji ko dund doonte ay jafe-jafe àdduna mi ngi wéy di am nit ñi di gën a faral rekk di fësal mbégte moom nag Serigne Mountakha mi borom mbégte moomu daanaka moom la daan wasaare ci xolu bépp doomu aadama ci réew mi mbégte moomu moom mile mu jëriñoo ko ngir rekk lijjanti ay lënt yu bari yu amoon ci réew mi ci wàllu social ci wàllu politique ci wàllu njàng meek njàngale mi jafe-jafe yu bari mbégte mi tax na ba ñu mun koo lijjanti bi ci gën a fës bokk ci diggante président Macky Sall ak président ba woon di Abdoulaye Wade nga xamante ni kàddu ñagas-ñagas bu nekk daanaka dox na ci seen diggante mbégte mi tax na ñoom ñile ñu daal di gisewaat ñi nga xamante ni itamit ñoom ñoo séq langue politique gi ku ci nekk rek Serigne Mountakha fexe na laa dugal ci philosophie boobule di mbégte mi ba nga xamante ni yu bëri di nga ko mën a dund ak sa morom ci ni mu gën a rafetee langue politique gi jàngalekat yi naka noonu waaye sax ñi nga xamante ne ñoom la ñuy woowee citoyen lambda di sénégalais yi képp ku ci nekk ci sa diggante ak sa morom fexe nga ba def ci boobule mbégte mu mel ni daal mbégte mi tuuti na lool ci ay wax waaye caabi la goo xamante ni mën naa ubbi bunt yu bëri xanaa rekk di ñaan philosophie bii nga xamante ni moom moo di mbégte
mbégte mi wéy di fees ci xol yi atum 2020 bi yépp. ngërëm ñeel Corombaar Ndiaye donc baatu mbégte dafa mujjee doon philosophie ñëpp di ko dund mujj gi sénégalais yu bëri Chérif Dia xewal nataal seen bopp bu ñu nataalee seen bopp ba noppi reetaan tuddee ko mbégte mi sax na noo wax ni fii ci Sénégal at mi ñuy bëgg a génn baat boobule la ñu gën a wax ci réew mi gën ko jëfandikoo itam ci réseaux sociaux yi à propos des réseaux sociaux yéen a ngi àndandoo ak ñun en direct tey ci guddi gu spécial gi ñu leen di jagleel ci télévision Futur Média exactement 23h46 mooy doog a jot man ak rédaction bu télévision Futur Média di dundaat ak yéen at mi ñuy bëgg a génn at mi nag daanaka li ci des bëreetul 24 heures ak quelques minutes moo des pour ñu dugg 2020 nag mënuñ cee dugg te du ñu waxtaanee yi nga xamee ni marqué nañu ci 2019 bi.